والأرض والمريح والأجرام من يبيك سن لخن مقل صلى الله عليه وسلم فالشمس والقمر المنير وغيره يا الله والأرض والمريح والأجرام فالشمس والقمر المنير وغيره والأرض والمريح والأجراب طاهت بنور جمالك الأحلام يا من هو الخلاق والعلام برم كي نجا وأبى سواك الحق من ذي حقيم وأتت أيد ملكك الأيام فلأنت رب واحد بصفاته وفعاله بشهادة تهتام نيب جوك تخاو nu màggal borom Gaynde Njaay ولا أنت خير مكون ومقدر ومهيمن تجري له الأحكام ما كل شيء واو ما كل شيء في العوالم كلها إلا كما خطت به الأقلام فالشمس والقمر المنير وغيره والأرض والمريح والأجرام برم Gaynde Njaay تأتي لعين مرقب من نظرة فكما ابتدأ رعاية ونظام لكن ذاتك لا ترى إلا كما تندك عرب جلاله الأعناق من الناس ما الأكوان ما الملأ الذي مويه في الجو بل أفلاكم الأرقام إلا غبار النار من عطر السماء
ومن السماء من الأمور عظام من لم يعد محمدا في علمه فالعلم فيه خسارة وملام كسب برم جاين جاي مغنان ينتبي هذا بروحي منك لا بداية إن الدغاية بدعة وظلام ما مثلك الأمراء أنت أمير مواهب في الملك أو في شهرة الأحرام كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها السماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها السماء لم يساوك في علاك وقد عام وي كدفني يالنا زيارة جيرنت لسنا منك دونهم وسنا إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم أنت مصباح يو ينتبي يو دونغو ياي مصباح كل فضل فما تس أنا نيكو بغ در إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل 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 يا محمد لم تزل يا محمد لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل مسلا دنجي واتي ديتي دلالة لم تزل لم تزل لم تزل يا محمد لم تزل يا محمد ينتبه مسلا دنجي واتي ديتي دلالة لم تزل waay ku bëgg yonent bi yëkkatil sa loxo ca kaw waay lam tazal waaw lam tazal ya Muhammad lam tazal ya
Muhammad sang bi ci Madina masula de ni waate yéete di leela lam tazal ana ñi bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam tazal waaw lam tazal ya Muhammad lam tazal ya Muhammad ay yonent bi masila dengi waate diite di leele lam tazal لم تزل في دماء الكون تختار لم تزل يا محمد لم تزل يا محمد أي ننتبه مسلا ديوات يدي بليل لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء محمد waaw maamadat bi nag balam koo wax ana ñi bëgg yonent bi jug leen taxaw ma xool léegi nag waa jug ngeen a yéen ñëpp d'accord ngeen ni bëgg ngeen yonent bi léegi ñëw leen ndànk jox saam ngeen daw safa marwa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Adja Ndey Jàllo ñëwal waaye ñëw leen jox saam oh ma way waaw Allah basharat khawmaha bikal anbiya bimadimi madina waaw lakinni moy Mustafa xamoon naa ko yàgg naa ca waaye sama dem gi firnde la Mustafa bi ma demee Madina ku bëgg a dem Madina defal ñu sala gëm ni yaay Mustafa xayrul anbiya amoon naa ko yàgg naa waaye dem gi firnde la Muhammadu Rasulullah ni ma demee Medina la xam ni mooy Mustafa Muhammadu xamoon naa ko yàgg naa waaye sama dem ga firnde la Rasulullah bi ma demee Madina la gëm ni yaay Mustafa te ñëpp ni nu ñëpp yàlla na texe yàgg naa waaye dem gi firnde la lay la yaram ba nga demee ca déwén sa Rasulullah la ziyaare Mustafa dellu leen ca yonen bi may dem tegal nañ ma Madina sama waa ji mooy Mustafa Rasulullah bi ma demee Madina maa ngi ñaan ku sopp Seydina Muhammad mu yëkkati loxo Mustafa xayrul anbiya ko yàgg naa Salik waaye dem gi firnde la Muhammadu Rasulullah bismillahi may doon di sant Yàlla mi buur ca di julli
ci xayri rasul man nabi bëgg la war na ma rasulullah bi ma demee Madina Mustafa ku yàgguna la ilaha illallah Muhammadu rasulullah bi ma dëkkee fanaan Madina laaj luñ ko doon teeroo ta tala al badru alayna sal lañu teeroo sayyidul wara Muhammadu rasulullah bi ma demee Madina na ñëpp jug taxaw ca kaw nu màggal Mustafa ya rasulullah amoon naa ko yàgguna waaye dem gi firndeel Muhammadu rasulullah yow nabi tuñ nga Xaybara ay nabi tuñ nga Xarlaxa Badar yaa fa dal xam nga ni lii kéemtaan la ma demee Madina yaa xam ni yaay ma fa amoon na ko yàgg na waaye dem gi firndeel la Muhammadu rasulullah daxuloo wol nga garab gaasa waxuloo wol jëmbat ma yow yaa xaroon weer wa ñaare xam nga lii kimtaan la ta asa demee Madina yaa xam ni yaay Mustafa ta asa amoon naa ko yàgguna waaye dem gi firndeel la Muhammadu rasulullah yow bi la màkk di waa ngay wëri sa kër di jaay ndekete booba kër di jaay bañ gañ la bañ mena asad bi ma demee Madina ay waay xam ni yaay Mustafa ya rasulullah naa ko yàgguna waaye dem gi firndeel ya rasulullah ñu boole xale yaak nabi loolu metti na ñu boole xaj yaak nabi loolu metti na ñu boole dof yaak nabi ñi xiiru ya rasulullah bi ma demee Madina ya rasulullah ni yaay Mustafa ku ko sopp jógal nga ñëw ni ma balla ko yàgguna Allah Allah waaye dem gi firndeel la ilaha illallah dañ dafa loo xam ni bii waaw mala afoo bihi wasaqa adna wasala damu góor ga way na la way na ko yonent bi ma demee Madina yaay Mustafa ko yàgguna waaye dem gi firndeel la Muhammadu rasulullah yawmal xiyaam ramu ñoo nekk soo ñëwul mu ñaaw kon bu ñaawee nañu àndandoo Madina waa dem ziyaare Baay Fatima xayrul anbiyaa nañu àndandoo Madina maa ngi ñaan loolu na ko ñëpp wax ziyaare Baay Fatima ku la bëgg ñaawal ñaaw way leen nañu àndandoo Madina Makka
dem ziyaare baayu Fatima yàlla na nu àndandoo Medina ku ko aw rek yàlla na nga dem dem ziyaare baayu Fatima ana waa 100% ñaan nañu àndandoo Madina waaw dem ziyaare baayu Fatima Sëriñ Sam nanu àndandoo Medina ana sax ci bëgg jaate dem ziyaare baayu Fatima sax ci bëgg papa nañu àndandoo Madina yaa ko moomi dem ziyaare baayu Fatima mouvement bi yaay borom nu àndandoo Medina loo moom maa ko moom mbay dem ziyaare baayu Fatima ana mouvement caate nañu àndandoo Madina yaay boromi dem ziyaare baayu Roqaya mouvement bi yaa ko moom nu àndandoo Madina dem ziyaare baayu Fatima mouvement bi may borom nañu àndandoo Madina yow yaay borom ci association les jeunes di Tidiane marché central Mbour
nekk association bu nu sos man nag maa yor comité organisation bi lépp lu xamante ni lu ñu war a organiser association bi man maay seen njiit bokkaat ñoo ko àndal. tey lan moo leen dajale waaw tey bokk na si lu ñu dajale mooy daanan ko def bi mooy 3e année ñu koy def weeru gàmm bu mosaan a jot dañuy dajale nit ñi bale dëkk bi tuur suñu ñàq si dëkk bi bëri nañ ay activités yu ñuy def nag mais tey moom lu ñu tax a jóg mooy setal dëkk bi ngir jëmi Seydil Hadji Malick Sy avenue Seydil Hadji Malick bi nekk suñu ginnaaw lan ko tàmbalee année bi ñu ko njëkk a def ren dem na ba làmb yeneen avenue Ahmadou Bamba ak yeneen ak dem ba Thierno Mansour Baro daanaka marché bi yëpp tey bale nañ ko association les jeunes du Tidiane marché central Mbour. loolu lan ngeen ci jublu. waaw bokk na si jublu boole parce que tarixa cheikh boole la xamul tàqali waaw bokk na si lu tax na jublu si booloo nekk benn ñu xamantewul xamante ñi seen pas-pas wàññeeku seen pas-pas gën a dëgër am na association bi bari na fànn yu muy dox dana dox si dimbalante social dana dox si seeti ñu feebar dana dox si ku am dëj ñu xool lay jàppale bari na lu muy taxawoo ba si ñi nga xamante ne ñoo ngi wut liggéey amuñu ko association moo siy dox waaw bokk na si lu tax ñu gën kaa defar daal mooy booloo ku ñuy wax Babacar Diop nag mi sama frère moo njëkk a commencé loolu woo ma si maa ngi moom ñu ànd si woo si ñoom président Talla Oustaz Abou ba léegi dëkk bi yëpp a ngi si ñun ñi nga xamante ne ñoo commencé woon léegi ñoo nekk si ginnaaw. ay ndaw rek la ñaar da ngeen war a. waaw ay ndaw lan bari nan fi mu toll nii ñoo ngi si 300 personnes am na ñoo xamante ni chaque année rek bu ñu ñëwee ñoo ngi adhéré ay ndaw lan am na ay mag am na ay jigéen am na ay xale macha allah. yaa ngi doon wax wàllum jàppale ci liggéey social. fan yii nag dafa am lu xew te Mbour mooy plaque tournante bi. mooy ñiy jël gaal yu mbëkk mi. police rek jàpp na ci biir ñeent. lu mat juróom fukki nit nga fa. yéen en tant que ndaw ñi lan ngeen ci wax seen ban taxawaay ngeen ci am ak lan ngeen leen di wax ndaw. loolu moom lu ñuy ñaawlu la lu ñuy naqaru la loolu nag defaguñ ci benn acte ndax jamono jii muy am dafay fekk ñu nekk ci ay programme bii nii moo nekkoon programme yoo xamante ni mu ëppal solo. waaw gis-gis bu ñaaw la que wane ni suñu dëkk bi tamit ñi fi nekk defuñu li ñu war a def nañu jàppale xale yi danoo sonn moo tax ñu dugg ci gaal gi parce que ku sañoon doo dem fenn da ngay toog fii nga toog liggéey gis-gis ma ci am daal mooy na jeunes yi toog góorgóorlu gëm seen bopp te sell te liggéey ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite tamit nañu def ay acte pour xale yi mën a toog. acte mooy jàppale leen kenn ku ne projet bi nga am ñu accompagner la mais doomu aadama boo nee ko toogal te defaloo ko dara tamit mënu toog doomu aadama pour nga wax ko toogal faaw nga jox ko lu muy dundee lu muy fajee soxla boo nekkee ci famille war a dimbali sa yaay sa papa amoo kenn ku leen mën a dimbali moo waral xale yi di jël gaal gi dëkk bi daal ci gàttal moo amul liggéey mais ñun association bi loolu dana fi dañ incha allah rabi parce que ñun ñu fi nekk ñëpp man mii di wax ak yow commerçant la ñu fi nekk ñëpp ay commerçant lañ ñii ay chauffeur lañ association bi làmb na lépp. looy wax jeunes yi jël gaal nanu toog te ñu adhéré ci association bi les jeunes du Tidiane yaakaar nañu ku ci adhéré incha allahu rabi li nga bëgg dina am bu jàmm di am parce que ñi fi nekkoon daaw rëcc wuñu lu ñu fi doon nekkee. da ngeen leen di orienté. bu baax a baax ci orientation lay dox ñun boo àndee ñun rek bu ñuy dox nga topp nu rek bu yàggee nga dem sa yoon lépp nag parce que suñu lépp orientation lan waaw ay kilifa ñoo nekk suñu ginnaaw ñu mat kilifa ñun tamit ñu nangoo dégg ndigal lépp lu ñuy def rek Tiwaawoon lay jógee association bi tamit dox na ba dox ci jumaay Tiwaawoon mercredi ba le passé demoon nañu Tiwaawoon yóbbu fa xaalis bu takkoo takk jërul may wax lim bi sëñ Bay si Abdou wax na ba wax ni ndax yàlla ma am lu ma teg ci loxo sëñ bi lu wóor sëñ Bay si Abdou moo na ko wax waaw kon association boo xamante ni association pour taxaw pour jàppale Mbour la yamu ci taxaw pour jàppale Sénégal yamu ci pour taxaw pour jàppale àdduna bi parce que tànk kanam yi ñoo ngi ñaan képp ku nekk Mbour nag di fi yeewoo ñoo ngi ñaan nga ñëw dugal sa loxo politique wuñu voilà mais danoo bëgg képp ku nekk Mbour nga ñëw dugal sa loxo ak noo mën a dugalee sa loxo ci association bi ay ndaw ñoo ci nekk ñu gën leen a xam ci les jeunes te Tidiane ay Tidiane na fi nekk gëm Seydil Hadji Malick Sy lépp lu Tidiane rek moo ngi ci association bi mais appel bi may joxe daal mooy képp ku nekk Mbour di fi yeewoo ñoo ngi ñaan nga ñëw dugal sa loxo ci association bi ci fànn boo ko mën a dugalee nag parce que ñoo ngi dem ku ñu jàppale ñu dem ku ñu jàppalewul ñu dem
j'espère que nag day rafet ñu jiite réew ñu jiite dëkk bi ñëw jàppale nu accompagner nu pour seen waay gën a rafet daal daanaka kàddu yi ëppoon na loolu man mi nga xamante ni man la gars yi yabal pour ma wax damaa mënul wax mais li ma gars yi santoon gën naa rafet loolu maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal képp ku ñëw tuur fi sa ñaq yal na yàlla jox la ay xéewal yal na fi yàlla def ay milliardaires yu bëree si association bi yal na yàlla defal ñëpp wér ci barke Cheikhouna Tidiane asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mon nom c'est Matar Niang. Donc apparemment je dis que j'ai adhéré depuis l'année dernière. Vous êtes membre? Je suis un membre par le biais de Babacar Diop. Aujourd'hui, je n'ai pas regretté d'être dans cette association, ce qu'on appelle Jeunes Tidiane Marche Centrale. Qu'est-ce que vous réunissez aujourd'hui? Ce qui nous réunit, c'est une cause noble. Hein. Si on dit que, comme le dit le Coran, excusez-moi, An-Naza Fatumin al-Iman, donc la propreté c'est la chose la plus importante au monde. On n'est pas censé faire quoi que ce soit sans pourtant que l'on soit propre. Aujourd'hui, cette ville, Mbour, elle nous appartient. Le marché nous appartient, nous jeunes. Je peux dire qu'on se lève le matin, on est là à 8 heures. Il y a même certains qui sont là à 7 heures et qui retournent chez eux à 20 heures ou 21 heures. Donc nous, on habite dans le marché. Toutes nos activités se passent au marché. Si le marché est propre et bien, ça c'est pour nous tous. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Ce que Jeunes Tidiane Marche Centrale est en train de faire à travers cette association, il va falloir que je répète ce que mon collègue vient de dire, que tout le monde vienne mettre sa main dans cette association. Quand la main mise, elle est forte, ça sera plus important. Elle est importante déjà, ça je te dis, hein, parce que dans cette association, il y a beaucoup de volets. Il y a le volet social, l'entraide, voilà. Il y a même certaines personnes qui ont des soucis et qui, par le biais de l'association, ils arrivent à ne plus avoir certains soucis. Quelques soucis d'argent, quelques soucis de travail, quelques soucis de pouvoir aller d'avant. Donc ici, il n'y a que des bonnes personnes. Si quelqu'un a besoin d'aide au niveau de l'association, on l'aide. S'il y a besoin d'autre chose, on en fait. Mais on en fera pour toujours. On est là pour la ville, on est là pour tout le monde. On n'est pas là pour nous-mêmes. Parce que l'association a été déjà créée, elle va aller de l'avant. Et chaque année, elle augmente. Le nombre d'adhérents chaque année augmente. Tout à l'heure, pas plus tard que 10 minutes, il y a quelqu'un qui m'a remis son numéro de téléphone pour que je puisse l'adhérer. Donc pour dire que c'est une association qui marche dans le droit chemin. Comme nous, hein, on dit Tidiane. C'est toujours la droiture, Siratul Mustaqim. Donc voilà, venez adhérer dans l'association et ce sera une très très bonne chose. On ne peut pas parler avec des jeunes sans parler de l'actualité donc brûlante, l'immigration clandestine, Mbour et la plaque tournante. Des jeunes sont interpellés au commissariat d'un pays. Donc quelle est votre lecture par rapport à ça? Bon, aujourd'hui, ça me fait trop mal. Vous savez, parce que si on fait un flashback, on retourne un peu du côté de ce qu'on appelait à l'école la déportation des traites négrières de façon involontaire. Nos grands-pères sont ralliés l'Europe et l'Amérique de façon involontaire. Aujourd'hui, il y a une déportation des jeunes de façon volontaire. L'Eldorado, je le dis, ne trouve nulle part ailleurs. Chacun dans sa main peut avoir l'Eldorado. Si on croit en soi-même, on peut rester ici et travailler. Il n'y a pas de travail, c'est vrai. L'État n'appuie pas la jeunesse. Il faut oser le dire. Il faut peser les mots que l'État n'appuie pas la jeunesse. Ils avaient dit qu'ils allaient créer des emplois. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'emploi dans ce pays. Ce n'est pas facile. Hein? Les jeunes n'ont pas de solution. Mais j'invite à ces jeunes qui pensent que l'Eldorado se trouve en prenant des pirogues et aller en Espagne ou ailleurs, qui réfléchissent encore. Il y a d'autres moyens plus faciles, d'autres moyens plus importants que de prendre des pirogues. Ça, c'est risquer sa vie. Avant-hier, j'ai entendu qu'il y a une pirogue qui s'est explosée. Combien de morts, on ne sait pas. Hier, à Saint-Louis, on m'a envoyé un message me disant qu'il y a 20 jeunes qui sont morts. Et si on continue comme ça, si la jeunesse est morte et que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, où va aller notre pays? S'il vous plaît, je lance un appel aux jeunes de rester encore et de croire que c'est possible que le Sénégal aille avec la jeunesse. Rejoignez et regagnez, s'il vous plaît, l'association Jeunes Tidiane Marche Centrale
et vous n'allez pas regretter ça. Ça, je vous le dis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Assalamu alaikum. Man la Mohamed Faye, président Union des petits commerçants et marchands ambulants. benn bi tey ma teew fi waa kër Mawlana Cheikh al Islam Ala Ibrahima Niass Baye Niass waaw premier kàddu yi rek mooy sama xol dafa sedd ndax développement diine moo ko njëkk a woote kon le Sen Tidiane bu ñu wootee lii développé réew mi woolee booloo pour lépp képp ku Tidiane ñun suñu xol di sedd si loolu laa njëkk a départ rek mooy sama xol sedd na ci jëf ji ndax yàlla jëf rek lay fay te ñoom ñu ngi jëf kon jëf ji dañ ci woo képp ku jullit ak képp ki bokk ci tarixa Cheikh Tidiane bi ak képp ki sénégalais kon daal wax ji paral fa lay déparé ak mbégte la lay déparé. gannaaw loolu lii yéen a ngi koy def ay at. waaw liggéey bi moom yàgg na ay at a ngi nii ñu ngi koy def waaye dañ ko gën a yaatal ren bu njëkk daanaka am na fu mu ko yemaloon waaye dafa gën a yaatu kon rek lu may wax te mooy mbégte dañuy am ci loolu ndax lu baax kenn du ko yemale benn bërëb dañ koy yaatal ndugum yaatal nañ ko nag bu kenn bokk ma ci na ñëpp ñëw mobilisé wu gën leen jàppale gën cee taxaw muy maire bi muy préfet muy képp koo xam ne citoyen Mbour nga na nga ñëw jàppale leen ci liggéey bi nga xam ne nañ seetal seet si jaamu yàlla bokk seet ci li dundal dëkk la bokk seet liñ tax ñu naw loolu si la bokk kon buñ ci wooyee nit ñi loolu ñëpp war nañ ci mën a jàpp te teg ci marché ambulant yi chaque dimanche dañuy wàcc ci terrain bi di bale marché bi kon ñoom bu ñu ñëwee ne ñoom ñu ngi ko daan def ñu ñëwaat di def loolu kon man mi président marché ambulant yi man damay gën a am ci wattu ci loolu te dama ci gën a kontaan. yow président marché ambulant ci marché. waaw ci marché Mbour waaw. bari na ñuy dem ci gaal sa marché yi. waaw ndax xale yi ñu ngi dem waaye suñu xol sedd ci seen dem waaye lu mënta ñàkk la wala daanaka lu mënta ñàkk dañ koy def ndax ñun ñu ngi ci marché bi ay ati at mosu ñoo gis ku jàppale marché ambulant yi mosuma gis benn ministre mbaa député mbaa ku bokk ci état am lu mu jëlal marché ambulant yi ne yéen lañ koy dimbalee nit nag bu xamul fu mu jëm fu mu xalaat dem foofu fu mu yaakaar na fa am dara rek dana fa dem kon ñun duñ leen maire si lu ñuy def ndax dañoo am fu ñu jëm man maa ngi ci marché bi da ngay xëy ba ngoon sax sa dépasse da lay tax dañuy xëy ñun ba ngoon sa dépasse da lay tax kon dafa mel ni économie bi dafa am problème économie bi ba amee problème ñu gën a néew doole ñooy gën a sonn ñu gën a néew doole nag bu ñu xamul fi ñu jëm rek dañuy génn fu ñu yaakaar ne fu ñu demee foofu dañ fa am dara rek dañ fay dem loolu saafara si mooy état bi nañ leen bàyyi xel xale yi ndax xale bu nekkee ci réew war a am kër war a am jabar war a am njaboot war a joxe dépasse am fenn fu mu ko yaakaaree su yaakaaree ne Espagne la yaakaar ne su fa demee dana ko am dafay dem buy dee si yoon sax dana dem kon li ñuy wax état bi rek mooy na bàyyi xel marchand ambulant yi ci marché bi na bàyyi xel xale yi ndax réew xale moo koy doxal suñ nelawee nag ba xale yi gën réew mi dem bitim réew mi ñàkk xale ragal naa ne li gën a wàcc économie bi la te réew mi économie dafa am problème kon état bi na bàyyi xel économie bi lu mel ni mbay mi napp mi ak sàmm mi loolu moo gën a mën a gaawal doxal réew suñ demee nag ba loolu daanu ba ñooñu ci àll bi ba ñëwkaat ñëw ci teeru bi suñ demee ba fii sa tam dañuy génnaat rek fi ñu yaakaar dem fa dañ fay dem kon état na bàyyi xel ndaw ñi bàyyi xel économie bi bàyyi xel marché yi dafa fees marché yi daanaka ñëpp ci mbedd mi lañ leen di jaay xam nga loolu du jëmale kanam réew léegi lu jëmale kanam mooy état na defar marché yi réew mi amul marché suñu marché bi tey nu mel du yoon suñ demee ba marché bi yow amoo foo teg lépp ci kaw yoon lañ koy teg ci biir fees na daanaka amul benn modification bi ñu war a def boo xam ne nit ñi danañ xool ne lii kat war nañ cee maa toog sa waaye bu yàggee nag ñëpp man mi sax du ma am fu ma jaar waaye moom sax dama jaar damay dem de ndax kat kenn yoruloo sama njaboot te li ma gis dëkk bii ragal naa ne liy yor ci ñax bi la jëm ndax ñun ñëpp coono bi ñuy am bay dem su ñun fa lañ jëm kon dañuy ñaan état financement yi muy financé mooy DER bi nañ fexe ba dugal ci marché ambulant yi ndax marché ambulant yi bëri na mbëri waa xam ne ku lañ jàppale buñ la jàppale nga gis ko te ñëpp am na ay carte d'identité ñu leen nelawee nag ba ñëpp génn wàll génn réew mi ragal naa ne ñun duñ perte de état mooy perte ndax nit ñi nuñ gën a bëri si réew rek économie bi gën a jóg ni réew nu mu gën a ñàkkee nit économie bi gën a daanu kon état bu mu xoolaan lii di ko seetaan na fexee dimbale baykat yi mbay dafay defar réew mbay day dimbale semence wàññeeku napp mi day mbay mi taxawee rek napp mi taxaw ndax ñëpp dañu jëm si géej gi beneen mooy ñit ñi ñëmantu ñoo yeew sax jur ci kër ndax lan boo fa yeewee ñu fekk la fa rey la nangu jur yi dañuy soxla nag dem Mali soxla nag dem beneen réew jël nag loolu Macky Sall ñun moom lañ koy wax ndax ñun moom lañ dénk suñu réew ñun moom lañ dénk suñu bopp ndax gannaaw yàlla moo ne ma xaaj sama nguur jox ku ma neex kon Macky Sall yàlla moo xaaj ci nguuram jox ko pour doomu aadama yi kon na fexe sàmm alali doomu aadama yi na fexe sàmm askan wi na fexe dimbale baykat mi mbayam noor mi mu gën koo dundal gën koo dekkal su ko defee ba nit ñi gisee njëriñ ci mbay mi ragal naa ñëpp danañ bàyyi seen bitti dem ci mbay mi su nit ñi gisee ne soo yeewee sa jur mën ko foo bàyyi bu suba kenn du ko jël su yàggee nit ñi danañ dem élevé su ko defee nag géej gi dina noppalu su ko defee marché yi noppalu taxaw dimbale marché yi taxaw leen defar leen waaw licence de pêche yi yombal ko kon daal réew mi problème économie la am économie bi nag ñetti ñii suñ ko doole réew mi dana ñam kanam mbay mi sàmm mi napp mi
kon Macky Sall ñun mënuñ wax kenn duñu wax benn ministre yow président yi ñun ñoo la fal te bu soobee yàlla ñun sa ginnaaw ba géej gi ñeer waaye nag na nga seetlu ndaw ñi muy marchand ambulant yi ak jeunes yi nga xam ne dañoo bëgg a toog ci réew mi pour liggéey DER bi booru politique mën a si jot politiciens yi dañoo ko séddoo seen biir ñun waa marché yi gisuñu dara ci réew mi kon nag ñu ngi woo état di woo président Macky Sall mu taxaw ndaw marché Mbour mu taxaw sénégalais yi na gën a wàcc terrain bi déglu nit ñi na gën a wàcc terrain bi xool jafe-jafe askan wi te xam ne loolu rek moo tax ñu fal ko kon nag ñu ngi jégalu bu baax di gërëm njabootu Tijaan yëpp di gërëm xalifa général yëpp di ñaanal suñu mag ñu baax ñi nga xam ne tey gannaaw yàlla li fi ñoo sampe ku mel ni Cheikh Oumar Foutiyou Tall ku mel ni Mame Alhaji Malick ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni Alhaji Abdoulaye Niass ku mel ni Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ku mel ni sëñ Babacar Sy bàyyiwuma kenn su ma limee du may juum waaye daal man sama dëgg-dëgg man lu jiin njaaga rek man ñooy njaag kon daal ñu ngi leen di ñaanal na ñëpp di leen defal ay ñaan te xam ne léegi su jagee ñoom ñoo ko jagal kon xale yi nañ gën a mobiliser wu nekk benn jàppoo te xam ne diina ji benn la mënuñ ko xaajoo jàmm rek moo joxe suñu diggante suñu mag jàmm lañ fi nekkee woon kon jàmm jooju nañ ko gën a lawal comme nii ku woote ñëpp jóg su yàggee ku nekk dana bëgg sa morom waaye ku ñi woote ñi toog su yàggee ku si nekk dana xool sa morom su ma woot doo ñëw kon ku woot du ñëw kon Sénégal benn bopp la kenn mën ko xar ñaar askan wi ni ñuy jóg di dimbalante di fekke wante te xam ne julli ñëpp benn lañ ñunte bi moo ñu bool takkee te ku si nekk am nga fa yaroo waaye ñëpp benn lañ ku nekk rek sa kilifa ay morom mooy sa kilifa kon maa ngi tuub si jég ku dol bi waaye daal on a état bi mu jàppale askan wi waaw foofu la lay yem di leen jërëjëfe yéen seen taxawaay ndax su ngeen neexan di doon ñëw waaye dine oo nga ñëw jàppale ñu kon mbir mi rafet na ba pare yal na ko yàlla gën a rafetal waaw ñun de ñoo représenté xale yi jigéen yi nekk si groupe Cheikh Tidiane marché central bu Mbour waaw di wax ne groupe bu am solo la ci Mbour ñu taxawal Tidiania ci marché central xale yi nag nekk ay xale yu jàmbaar yoo xamante ni ñu ngi góorgóorlu bay seen waar ci liggéey bi liggéeyal Cheikh liggéeyal tarixa Tidiane tey nag dañ doon def setal defar marché bi ba mu set parce que set ci jaamu yàlla la bokk ba tax na nag tey ñu xëyee ko ndax weeru gàmm gi ñu toll ak yooyu noonu gën a defar dëkk bi ba mu gën a baax. ci ndaw yi nag loo ci wax ci jamono jii nii métti na. ndaw yi waaw métti na torop Sénégal moom daanaka dañoo gisatul lu ñu xam parce que xëy na mag ñi bañ fi nekkoon daan wax ñi ñu jiite di leen bàyyi xel am na loo xamante ni sax ñu ko woonaat def ci fii réew mi toll mais fi mu nekk nii daanaka ñi ñu yilif dañoo waxatul. te nit ñi nag bu ñu waxatul daanaka kenn ku nekk da ngay def la neex wax mooy xool jeunesse yi li ñuy dund nga xamante ni lii lu nekk si ñoom la parce que nit li nekk ci moom chaque jour moom lay gën a fësal li mu koy fësalee nag mooy comme lii ñuy def rek nit ñi di wax daal xale yi lu tax ñuy géel gaal yi nit ki nag Samata Ndiaye ku am ci loo jàpp doo génn Sénégal parce que nit mënoo bàyyi say mbokk bàyyi say xarit bàyyi sa njaboot bàyyi sa teraanga lépp nga bàyyi ko fi ne da nga koy wan gannaaw c'est parce que fi nga nekk dafa neexul wala fi nga nekk da ngaa amul ci loo jàpp parce que nit ñi ne daan dimbali sax léegi dimbaleetuñ parce que yoratuñ luñ dimbali waate léegi nag ki la daan dimbali bu mënatul nga war a fay location war a fay courant war a dund war a def li nga war a def lépp te gisoo kenn ku la ci mën a jàppale foo ko xalaatee rek foofu nga koy wutee suñu ñi ñu jiitee daanaka respecté wuñ sax jeunes yi parce que bu ñu leen respecté woon dinañ am leen luñ doxalee xool luñ leen di tegee jàppale leen ñi liggéey ñi fiy jot a liggéey sax dañoo sonn parce que lu ñu jot am as tuut rek ñu nangu ko ci seeni loxo ay patente ay mairie ay impôt ay nit ki nank Samata Ndiaye te yow doo gis dara chaque jour ñu ñëw laaj juuti ci marché bi saa soo xëyee ku balewul sa marché bi du set ñi ñuy laaj juuti ñoom ñooy bale kon xaalis yooyu noonu fan lañ koy def bu impôt jotee place bu nekk di fay ay 20 000 25 000 ci biir marché bi di ko dajale lu mat une semaine nit ñi mënuñoo xam xaalis boobu fan lañ koy def marché bi tilim marché bi salte bu tawee kenn ku nekk tëj sa place dem toog parce que doo gis client bu dugg doo gis client bu génn yooyu noonu yëpp nekk ay njàqare yoo xamante ni jeunes yi ñu ngi koy dund ñu organiser suñu biir lu ñu mën def duñ ne nag nguur tey nga def par force waaye bu ñu sañoon li leen war ak ñun ñu koy def parce que ñun li ñu war ak ñoom ñu ngi koy def luñ ñu laaj ñu ngi leen koy jox muy patente muy mairie muy impôt muy lépp ñu ngi leen koy jox kenn ku nekk soo ñëwee mën na laa woon reçu bi mu mës a fay wala leneen ak leneen mais xaalis yooyu fan lañ koy def buñ ko jàppale woon jeunes yi ñu avancé si li ñuy def Sénégal mais mënuñu di récupérer li ñu jot a liggéey as tuut ba pare duñ ko def fi nga xamante ne foofu la ko xale yi bëgg